ñaar fukki simili ak juróom-benn moo toftal ci fukki waxtu ak juróom ngeen ñuy bàyyi xel fii ci Mbour FM TV ñu dikk ak yéen ci xibaar yi salaamaaleykum. njiital Pastef di Ousmane Sonko moom la nag as ndaw tuumaal ni da ko doon siif waraloon nag mu amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi ngir daal di rag dërëm tey jii nag ci suba ji takk der yi wàccoon nañu foofee ca këram waaye nag tàngoon na lool des na ci dikk ci kanam tuuti. kuréel gii di Mbour justice lañu soxla nag mooy yorin wu sell te jaar yoon loolee sax moo waraloon ñu laale ak maire bu Mbour daal di koy yóbbu yoon gannaaw nag ba ñu leen dalalee ci suñu émission leeral la ñu wax nag mooy la ñu kenn nekkul seen ginnaaw lu jëm ci wàllu kuréelu politique boo xamante ne dañ leen koy tuumaal. jas ci jaxle la ñu nekk commune Safen bi la seen poste de santé ba àtte na tur la ñu ko teg la ñu bëgg nag mooy ñu defal leen ko district sanitaire ak it ay yoon yu baax soxla nañ ko foofee ca jas. takk gàngook des na ko tikki toftal ci xibaaru biti réew ànd ci ak Mouhamadou Jamil toftal ci xibaaru tàggat yaram lii moo fi gën a fës bu ngeen taaxirloo ma yaatal ko. yéen a ngi ci Mbour FM 96.5. bismillah ci xibaar yi démb ci dibéer gi Ousmane Sonko njiital Pastef daje woon nag ak taskatu xibaar yi ngir ràgg deram ndax dañ ko doon tuumaal ni dafa doon yàkkataan benn xale bu jigéen loolu sax moo waraloon mu amal point de presse boobu ngir nag wax ñi nga xamante ne bii ñooy ay nitam waxit ak ñi nga xamante ne bii ñooy sénégalais yi ci biir loolee sax xam le ni bu ko yoon woowee bu ñu ko woowee sax du dem ndax mbalaanu kiirlaayam moo ko teree dem bu ñu ko muree nag mu dem tey ci suba nag buntu këram tàngoon na lool dañuy ànd ak Jibril Gueye mooy seen kàddu. jamono yi li toll mooy li ñu gis rek te ñëpp naqarlu ko mooy que ni jàppoon nañ ni que bu fekkee ni militants yi dañoo xëy ñëw ci seen président di ko manifester seen solidarité ak seen détermination waruñu woon yegg fii te bi nit ñi bëree génn nañ ñun wax ak ñoom ne leen nañ fexe respecter mesures barrières yi et que président dina génn njukkeel leen ci seen détermination ak ci seen mobilisation bi ma demee loolu di ko wax ak policiers yi. vraiment avant may dellusiwaat foog naa ni ci lañ commencé sànni grenade yi may remercier police parce que plus particulièrement am na ci koo xam ni il a été très compréhensif mais malheureusement comme ñoom aussi hiérarchie la dañuy jot ay ordre ñàkkul des ordres sont venus d'en haut et foofu automatiquement ñu commencé sànni lacrymogène yi mais bu dee policier bi nekkoon ci terrain bi la ñu bàyyi woon moom je crois que mënoon na organiser wu ak ñun facilement ba président génn njukkal militants yi après que ñu continue mobilisation bi. mi ngi nekk ci këram la nekk sol blouson toog di waxtaan ak ay am di jàmmam yi ko ñëw seet si muy mbokk politique am yi gis ngeen leen ñoom ñëpp ñoom Thierno Bocoum ñu ngi foofu ñoom Cheikh Tidiane Dièye ñenn ñaa ngi woote ñoom Nit Dof ñu ngi fi ci côté bu nekk ñu ngi fi ba ci Assane Diouf ñoom ñëpp ñoom Guy Marius Sagna ñëw nañu manifester fa seen solidarité bi ñu ngi toog di waxtaan ak moom et que il les zen quoi. policiers yi jéemuñu forcer parce que ñemewuñ ko sañuñu ko ndax bu fekkee ni dañ ko jox convocation section recherche je crois que moom bu ne du ma wuy ji li ñu leen waroon mooy def seen warugar pour mu wuy ji ndax sañul bañ a wuy ji mais dafa am lu ko ëmb ba tax du wuy ji bu ñu teggee woon loolu kon coow li yëpp lii du ci am quoi mais mi ngi ci këram amul benn problème toog di waxtaan ak nit ñi et que bi ñi ñëw di waxtaan moom mu leen di nemmeeku waaw. fi mu toll nii am na mbir yu fi yàqu lan moo tax. waaw li ma wax rek comme loolu lu ñuy métti lu la ndax bu fekkee ni quartier bi ñëpp xam nañu presque quartier résidentiel la tey liñ fi toj ci ay oto bëri na loolu lakk nañ ci sa benn oto ñu koy naqarlu lool parce que mënoon na ñàkk ndax ñun bu ay nit ñëwee mobiliser wu am seen détermination mënuñu lulul delloo leen jukkal wax leen ñu respecter mesures barrières yi après ñu toog benn place mais bu fekkee ne loolu dafay déranger ba mu jar ñuy jëlee ay ordre ci kaw ñëw di leen sànnee grenade ba ñu ngi ni tey lakk fi oto jàmbur am jaru ko woon daal waaw jaru ko woon li ci des nag mooy comme ñun la mobilisation duñ ci jóg tey ñu nag président daal foog naa ni ba palais daal bu soobee. wax lu soxal wér-gi-yaram ak commune bu Diass foofee poste de santé ba tuut na tuut goo xamees ni mënatul a gàddu ñay tawat dafa ñëw loole sax moo tax secrétaire exécutif ba bu bile poste ne nag di ñaan ñu defal leen seen poste de santé boobu ab district sanitaire Alassane Ndiaye lay wuyoo ay kàddoom Assane Jonn moo ñu ko taataanal. mu nekkoon lu metti ñu daaneel poste de santé bu Diass amul xaalis amul dara yàlla def ñu nag avec les gens de bonne volonté. et ñu organiser wu def suñu démarche et ñu am un appui conséquent boo xam ne à cette époque Mamadou Ndione moo ñu jàppaloon boo ñu am 9 pour le poste de santé de Diass donc ñooy ñëpp avec le défunt maire qui est parti avec l'appui de la CIAGRO
qui nous a pris en charge la sage-femme. Donc c'est un soulagement pour la paye de la sage-femme qui mi xam ne dafa encombré woon CDS yi comme que wàññi nañu loolu ñu ngi ko si sant bu baax waa Siagro. Et à part ça le poste marché très Diass waroo am 9 postes de santé amuñu hôpital boobu c'est une aberration. Effectivement au niveau administratif au niveau du ministère il reconnaît cela xam na ne jaaduwul Diass dafa war am poste de santé loolu ñu wax ko monsieur le maire supérieur boobu moo wax dëgg yàlla il va faire toutes les démarches nécessaires pour que ñu mën a am poste district boo xam ne dina mën a polariser commune bi mais xam ne am na 9 postes de santé loolu daal mu ngi si te am nañu yaakaar ne avec l'appui des sociétés qui sont là avec la responsabilité environnementale sociétale on a posé le problème et ils sont à l'écoute. mu ngoog ñu wax leneen nag lu soxal nag ba tey dañuy des ci wàllu wér-gu-yaram sax ak weneen wopp boo xamante ni dañ ko nemmeeku ci réew mi di wuyoo ci turu pays nasaraan di ko dippee fièvre jaune dellusiwaat na nag ci réew mi kilifa yi jël nañu ay dogal daal di koy xeex nu mu gën a gaawee waral sax fukki fan ak juróom ci weeru février dinañ door li nga xamante ni moom mooy ñaq yi li ci nag xaw a doy waar mooy dafa tombé ak wopp gi di Covid 19 gis-gis bu wute bi ci ñi yeewoo fii ci diwaanu Mbour am Mouhamadou Jamil reportage. mbas mi di Covid 19 lëmbe àdduna gi fii ci Sénégal ñu dégmal fi ay ñëkkam ngir jëlee ko fi naka noonu wopp gi di pays daal di feeñ ci yenn gox yi ci biir Sénégal ay ñëkkam itam ñu war koo tàmbali fukki fan ak juróom ci weerum février bu ñu nekk nii loolee daal di indi ay gis-gis yu wute ci biir askan wi rawatina ñu dëkk fii ci Mbour Khadim Diop di ñu ci indi yenn leeral. waaw fièvre jaune moom doon na fi aw boo xam ne nii dafa xaw a doy waa ndax dafay wàlle te lépp luy wàlle pour mu law dafay gaaw te lawam baaxul ci réew li ko mën a freiné wala li nga xam ni moo ko mën a arrêté rek mooy ñu vacciné wu kon maa ngi ñaax population bi ñu vacciné wu pour mën fee jëlee feebar bi di fièvre jaune commencé feeñ ci dëkk bi. waaw dañoo ne ci même contexte mooy vaccination ñi naan Covid parce que à chaque fois yaa ngi dégg ñi ne man duma vacciné wu ci Covid bi ñi ne damay vacciné wu te ñi jàpp naa ni mën nga ñëw ci kër di vacciné ci fièvre jaune ñu jàpp ni Covid la ba bañ lànk moo tax loolu il va falloir ñu def gën a sensibiliser ñuy vacciné wu ñuy vacciné gën a sensibiliser même s'il le faut ñu def ko passé ko à la télé passé ko au rajo wan ne ñun nañuy vacciné wu jamono jii nii ci feebar bi nga xam ni c'est fièvre jaune la. suñu sukkandikoo ci Aliou Mané Ba jamono joo xam ne dañoo war a ñëkk askan wi ci Covid 19 bi askan wi di laam-laame lu nu mel ñu ñëw tegaat ci ñàkku pays bi loolee sax mun na tey xelu askan wi mun nañ jàpp ne sax ab pexe la ngir ñàkk leen Covid 19. de révélation bu ñu def ci fièvre jaune nekkul loo xamante ne lu bees la war a doon ci nit ñi mais jamono bu mu coïncider moo nekk jamono bi nga xamante ni jamono bu xaw a compliqué la parce que buñ ne dañuy vacciner nit ñi fièvre jaune donc ak jamono ji ñuy wax ni dañuy vacciner nit ñi tamit ci corona mu doon loo xamante ne nit ñi dañuy bañ vaccin bi loolu su dul dara sax dina xaw a teey xel dina xaw a métti trop pour ñu vacciner nit ñi donc ak parce que fu mu tombeel la loolu la donc man certainement gëwuma population bi nangu vacciné wu parce que tamit mun na doon ay pexe yoo xamante ne nii pour forcer nit ñi vaccin Covid bi la te xamuñu fu ñu koy jaarale ñu koy jaarale ci fièvre jaune. moom Fatou Dieng mu ngi ñuy xamal ni nag du doon loo xam ne dina yomb ndax askan wi jamono ji ñàkk Covid 19 bi rek lañ bàyyi xel ba jàpp ne ñàkku pays bi sax lépp ci pexe yi la moom mu dem ci ba am tiitaange ne sax ñàkk boobu du mun a am ndax ni ko askan wi di teertoo. bon man sama xalaat gu gàtt lu ma ci jox d'après sénégalais seen réaction ak Covid bii nii man sama yaakaar du vaccination bi dina doon loo xamante ne du yomb parce que ñun sénégalais duñu am benn gëm-gëm boo xamante ne mooy loolu je ne crois pas que ne dina facile noonu pour ñu vacciner parce que instant yi peuple bi dafa jóg taxaw ne duñu vacciner liu vaccin Covid bi pour ça mun nañ foog loolu man je ne crois pas que ne bon vaccination bi dina am moom wax dëgg yàlla sama xalaat bu gàtt. ñekkum Covid 19 ak ñekkum pays nekkul li doon benn naam dëgg la sax ci benn jamono la waaye nañu ànd ak xel te saytu suñu wér-gu-yaram. fanweeri simili ak juróom-benn moo tegu ci fukki waxtu ak juróom ngeen ñuy bàyyi xel fii ci Mbour FM TV bu leen ci dara jëlee. ñu bàyyi loolu wax lu soxal dem beeg dikk bi di transport foofee ca Diass am nañu ay jafe-jafe yu mag nag ñuy yëngu ci wàllu wile ne Diass amul benn yoon boo xamees ni mën nañ cee jaax donte sax aéroport ba fa la ne taxul seen i jafe-jafe jeex ngir sax ñu dugg ci bile aéroport lu metti la ñuy daj Mbaye Faye mooy yëngu ci wile wàll ay kàddoom Assane Dione moo ñu ko taataan. transport bi biir Diass moom metti na carrément metti na parce que da ngay dem ci yoon bi latrik la. poussière bi booy daw poussière bi day jóg da lañ ñuy gasal ay doo daan ñenn ñi dañuy baare seen ruxu koñ yi doo ci mën a am accès
te ñun ak population yi ñoo bokk même kii ñoo koole il faut que ñu yóbbu nit ñi ba ci seen kër kon bu ñu amee jafe-jafe di baari yoon bi wala di ci teg ay doodaan wala ay xeer yoo xamante ne du ñu mën a jàpp loolu suñu tiis la quoi suñu jafe-jafe lay doon problème yooyu daal la ñuy dund jaakonte ak moom fii ci yoon bi. non jës amul yoon aéroport bi ak lu fi nekk yëpp jës amul yoon malgré aéroport bi moom dañu gën a yàq suñu yoon ndax lu ñu amoon auparavant suñu oto yi daan na set parce que yoon bi ndox bi da ko yàq ñu jël ci latrik sotti ko ci. ñu ci sottee latrik bi da ngay daw sax dem benn voyage boo ñëwee da ngay mujj fomp sa oto raxas ko defaraat comme ça nga mën a yebaat beneen passager bu mën a dem. jot na ñu am suñu garage bopp jot na parce que boo amee 30 kalandoo moom jot nga mën a am garage bopp ñu am espace parce que fii dañuy xat-xatloo ak maire yi jaay fii te xam nga fii yoon la mbedd la kalandoo yi dañuy gaar ba buntu mairie ba mu débordé boobu sax débordé ci yoon bi xam nga aéroport bi moom ñun amuñu ci benn axe parce que boo duggee aéroport da ngay fay dañ lay jàppee transport irrégulier ñu naan la kalandoo nga wa amoo droit accès duggal biir aéroport te yaakaar naa aéroport du Dakar ay kalandoo ñoo fa doon daw di fa dugg kon bu ñu nekkee fii ñu am aéroport ñëw biir Diass ñun amuñu accès ci biir aéroport bi xam nga loolu day xaw doon loo xamante ne lu ñu métti la loolu dañuy métti quoi waaw. bu ñu sañoon daal ñu mën a am accès ci biir aéroport yu Diass bi. mu ngoo ko mu doon nañ jafe-jafe yi nga xam ni ñu dëkk foofee ca Diass ñu ngi koy dund dañuy dellu siwaat ci wàllu wér-gu-yaram ak situation bi nga xam ni dafay tukkee foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ñu leen koy amal bés bu yàlla sàkk ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo dellu si tey am wopp gi di Covid 19 docteur Mamadou Ndiaye. ci ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn test yi ñu def. ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméeri cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee. fukk ak juróom-benn ci Louga fukk ak ñeent ci Mbour fukk ci Dakar Plateau ak Rufisque juróom-ñeent ci Parcelles Assainies ak Mariste juróom-ñeent ci Parcelles Assainies ak Mariste juróom-ñett ci Kaolack juróom-ñaar ci Saint-Louis juróom-benn ci Ouakam juróom ci Diourbel HLM Thiès ak Tivaouane ñeent ci Diamniadio ñett ci Dieuppeul Grand Mbao Joal Guédiawaye Khombole Liberté 6 Mermoz ak Thiadiaye ñaar ci Grand Dakar Kolda Liberté 4 Maka Koulibantang Nioro Ouest Foire Pikine Point E Tambacounda Thiaroye Azur Touba Vélingara et Zac Mbao benn ci Amitié 3 Arafat Cambérène cité Kër Khadim cité Port cité SHS cité Soprim cité Tako Koki Diankémaha Diofior HLM Grand Yoff HLM Grand Médine Kaffrine Kër Massar Kër Mbaye Fall Liberté 2 Mamel Matam Médina Ñaari Tali Nord Foire Waagu Ñaay Petit Mbao Pout Sakal Sicap Baobab Sicap Mbao Sangalkam Sébikotane Sokone Thilogne Yombol ak Yoff ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi malade ci ñi entré woon ak ñi toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukki malade ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb dibéer juróom-ñaari fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu topp ci kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñett ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak ñeent
wér nañ si juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak ñett si loxo docteur yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir hôpital yi. voilà mu ngi noonu mu nekkoon docteur Mamadou Ndiaye doon dikk ak ñun ci situation bi nga xamante ni moom la ñu am tey ñeent fukki simili ak ñaar ma bootu ci fukki waxtu ak juróom ngeen ñuy bàyyi xel fii ci Mbour FM. yéen a ngi ci Mbour FM 96.5. Mbour justice di kuréel nag gi nga xamante ni moo yóbbu woon Fallou Sylla maire bu Mbour ca yoon ndax place publique bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni daf koo jaay te teguwul ci yoon ñu daanoon ko nag ñaari at yoo xamante ni ñett yi rek lay tëdd ak ñaari millions yoo xamante ni daf koo war a joxe ni alamaan ñu woote woon nag ab ndaje jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ngir fàttali li ni mel bi leen Doudou Lamassas Fall invité woon ci émission leeral yëkkati nañ ay kàddu nag jëme ci nee nañu loxo bu diis bi nga xamante ni moo tegu ci bile dossier la ñu bëgg mu teggeeku su ko defee yoon mën a def liggéeyam Abdou Khader Jeylaani Ndiaye mi ngi. waaw damay wax ni sànq ni Mbour justice mouvement la bi nga xamante ne jéngul yoon affronté wul parewul pour jàkkaarloog police wala état ne day xeex ak moom non non Mbour justice li nga xam ne ay mesures la tamit parewul pour jéng ko vraiment sunu objectif rek benn affaire la woon mooy carrément def gis nañu atub yàlla tribunal délibéré na daan kii nga xamante ne mooy monsieur le maire. ba pare nag mu am amende boo xam ne war na ko jox waa Mbour justice loolu ñun ñëpp xam nañ ko mais aussi dañoo pare woon pour rappeler loolu def ko ñi nga xam ne moom la ko yoon santaane foofu la ñu fekk taxañe ñu te bokk na ci li nga xam ne Sénégalais yëpp dañ ko war a comprendre Mbour waaye dañ ko war a comprendre mooy dañu waa Mbour justice dañoo jéng yoon non parce que depuis lors ñu ngi jaar fi ñu war a jaar ñu ngi koy teg fi ñu ko war a teg ànd ko suñu ay avocat ak suñu ay conseil juridique donc Mbour waaye dañoo war a xam ne li ñuy xeex intérêt Mbour gépp la ndax yàggul dara def nañ fi 100 millions ci place publique bi te waruñu koo bàyyi mu nax saay waruñu bàyyi tamit ay nit di ko utiliser ci li nga xam ne seen ay propre intérêt ndax Mbour manqué wul ay marché Mbour manqué wul ay fu ñu war a mën a jaayee donc place publique war nañ ko war a mën a bàyyi ak Mbour réaménager waat ko encore une fois Mbour yëpp jëriñoo ci. waaw dama ni Sénégal mooy doxee noonu dama wax leeral bu baax ni bu fekkente ne am na doole ou bien loxo bu diis bu tegu ci dossier bi. tere Fallou Sylla yoon topp ko wala mu arrêté travaux yi ñu ngi ñaan loxo boobu teggeeku te xam ne wala boog mu jëm ci li nga xamante ne askan wi yëpp ñoo ko bokk ndax Mbour justice loolu lay xeexuñu pour suñu propre intérêt loo xamante ne suñu njëriñal bopp la mais njëriñal askan wi la ndax maanaam moomeelu askan wi la ca mu yàgg lool ay maire yu bari jaar fi bon donc nag loolu la ñuy ñaan ndax ñun aussi quoi qu'on puisse dire nekkuñu yoon nekkuñu police nekkuñu gendarmerie yoruñu doole jooju noonu mais dañuy mën a ñaan d'une part d'autre part aussi ñu mën a taxaw dénoncer wax ne carrément lii kat gis nañ ne du yoon. boo ko bàkk ba jib na yemoo ko ñeent fukki simili ak juróom toftalu ci fukki waxtu ak juróom ñuy dalal ki nga xamante ne bi mooy Jamil Mouhamadou Jamil Ndour ci xibaar bi di réew Jamil nuyu naa la. xibaar bi di réew fan nga koy doore. ñu ngi koy dooree rek ci RDC Congo foofu nag ñu gis ne rek am na benn jigéen ñi faatu woon ñu daal di def ay analyse bu ñu defee analyse yi ba pare rek ñu gis ne nag dafa amoon doomu jàngoro Ebola tax sax autorité sanitaire yi maanaam ñi nga xam ne ñoo yor wàllum wér-gu-yaram foofu ca RDC daal di ikkati seen kàddu xam le ne daal Ebola dellu si na foofu ca penku réew ma ñi nga xam ne itam ñooy yor wér-gu-yaram ci àdduna gi di organisation mondiale de la santé daal di yónnee foofu ay ndawam ñi nga xam ne nag seen xam-xam màcc na ci wàllum wér-gu-yaram jëm itam ci wàllum xeexu mbas ñu wéyal ba tey dem fi nga xam ne nag wax ci li jëm sax ci Union africaine foofu ñu amaloon benn ndaje defe ko ci xarala yu bees yi boobu nag ñu ngi doon waxtaan li jëm ci mbas mi rek xam ne nag Afrique itam war na jot li nga xam ne mooy am ay ñekkam ndax mu mun a ñekk ay doomam ñu wax itam ci li nga xam ne mooy ñeel ba tey mbas mi foofu nag li ñu fa waxtaanee mooy rek coono gi nga xam ne teg na ko doomu Afrique yi ba tax ñu war cee gën a mun a wéyal ay waxtaan ndax xool li nga xam ne daal moo war a mun a doon solution ba kii di doomu Tchad bi di Moussa Faki Mahamat ñu daal di koy falaat itam ci boppu Union africaine ci diiru ñeenti at ñu daal di dem itam ba tey
fa nga xam ne nag mooy Tchad ba tey wax ci li nga xam ne itam mooy seen élection présidentielle bi war a am nag ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi seen président bi nga xam ne nag def na fa 30 ans maanaam fanweeri at moom Idriss Déby bugg a faluwaat itam ba tax li nga xam ne mooy parti bi nga xam ne fa la fat ñu daal di koy tàbbi moom itam mu war a doon seen candidat ndax rek mu am juróom-benni mandat ci boppu nguur ga. ñu jeexal li xibaaru biti réew yi rek fale ca France nag nga xam ne ñoom itam daal na tàmbali li nga xam ne mooy ñëkk AstraZeneca ba di ko ñàkk ñi nga xam ne sax mooy waa ñi ngànk wér gu yaram gi ci ñi nga xam ne seen at tollagul ci juróom-benn fukki at ak juróom ndax soo xoolee sax nee nañ AstraZeneca boobu moo gën a doon li nga xam ne moom lañ gën a mun a saytu moom lañ gën a mun a denc itam wuteeg bi nga xam ne mooy Pfizer bi ak Moderna bi Babacar mu nekkoon li nga xam ne rek mooy xibaar bi ci réew yi. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamadou Ndour Jamil kon dig daje suba incha allah bu ci yàlla àndee mu ngoog gannaaw moom xibaaru biti réew xibaaru tàggat yaram ngeen baal ma lañ ciy toftal ginnaaw bàkk bi lay doon. xibaaru tàggat yaram dañ ci wax as tuut rek mu soxal club yi nga xamante ne bii ñoo nekk fii ci douane Mbour Ligue 1 Jàmbaax moom nag dafa nul ak FC Tëngéej Stade Mbour moom nag dafa dóor ñaari tali ñaari bal ci benn Mbour Petite Côte moom it dafa dóor US Gorée benn bal ci dara. Ligue 2 match bi doxoon diggante Duc ak Demba Diop dafa mujjee match nul la mujjee Kër Madior ak Guédiawaye it naka noonu wax lu soxal football bu jëm ci jigéen ñi. match nul nag lañ nemmeeku ci les Dorates bu Mbour bi doxoon diggante Dakar Sacré-Cœur Coupe d'Afrique des locaux final bu doxoon diggante nag Maroc ak Mali Maroc moo ko mujjee jël lii lañ fi indi woon ne ay xibaar ñeel tàggat yaram foofee sax la ñuy ndar keppee xibaar yi bu ngeen taxeloo ma dikk ak yéen ci liñ fi doon faram fàccee. njiital Pastef di Ousmane Sonko moom la nag as ndaw tuumaal ni da ko doon siif waraloon nag mu amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi ngir ragg deram tey jii nag ci suba si takk der yi wàccoon nañu këram waaye tàngoon na lool ndax ñi ànd ak moom dañoo taxawoon di jàmmaarloo ak takk der yi déglu ngeen ki yor seen kàddu tey ci biir xibaar yi kuréel gi di Mbour justice la ñu soxla nag mooy yorin wu sell te jaar yoon loolee sax moo waraloon ñu laale ak maire bu Mbour di Fallou Sylla daal di koy yóbbu yoon gannaaw nag ba ñu leen invité ci émission leeral di am fii ci Mbour FM TV la ñu wax nag mooy loxo bu diis bi tegu ci dossier bi na teggeeku bu ko defee justice mën a def liggéeyam jas ci jaaxle la ñu nekk commune Safen bile seen poste de santé ba àttanatul la ñu ko teg la ñu bëgg nag mooy ñu defal leen ko district sanitaire ak it yoon ñu utal leen ko ndax benn yoon amuñu ko donte sax aéroport ba fa la nekk loolee lañ fi doon faram fàcce ni ay xibaar kaddu gi man la woon Ababacar Fall. technique bi Paco moo ci fare woon réalisation bi Doudou Lamassas Fall di gërëm équipe bu rédaction bu Mbour FM TV ëllëg dinañ dellusiwaat laata loolu yéen ñu doon bàyyi xel wéy leen duñu bàyyi xel ci 96.5 li dàq fi la nekk ba ëllëg.